بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بالهدى إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله. gannaaw bu ñu ñaanee borom bi subhaanahu wa taala mu wutuñ ci santal ñu boppam, ñaanal ko mu julli ci saydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, gërëmal ñu saxaaba yi ak mboolem ñu topp seen njub ba bés pénc. ñu ngi wax assalaamu aleykum wa rahmatullah. ñu ngi nekk ci silsila bi ñu nekkoon fi siirati nabii sallallahu alayhi wa sallam, muy ay série yu ñu doon jàngale ci jaaru yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, mi nga xam ne dégg gi dina jur xam gi dina jur cofeel gi dina jur topp gi, te topp gi ku ci sax ba dee dem àjjana yaa ngi ko yàlla defal. ñu tellu woon ci janvier 630 ci ère chrétien, mu toll woon ci tabarakallahu Shaaban sanata samaan, muy atum juróom-ñett ci hijra yi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyaan bi bu delloo Makka avec désespoir, yëg na ne xawma lu xew mais Muhammad am na lu mu yéene, te loolu noo comment la parce que pacte ku ko signé bu ko benn partie bi xottee dafay concerner deuxième partie bi, te ñoom comme xotti nañu tabarakallahu pacte bi ci xeex bi ñu xeex ci banu Bakr ak banu Xuzaa, waa Quraysh jàppale leen ba waa Xuzaa daw dugg kër Budayl ibn Warqa nag particularité mooy dafa bokk ci waa Xuzaa, mais moom Makka la dëkkoon ci biir ville bi, ñële nag ci village bi lañ dëkkoon. dëkkam daw ñëw ci moom tabarakallahu doon sàkku wàllu, ñu fekk ko foofu def leen lu bon. Abu Sufyaan bi mu ñëwee ñaan wàllu, xam na ne du sotti, mu delluwaat. yonent bi préparé yoon, wax nag jullit yi ne bu kenn yëgle yoon bi ba li ci xew-xew ci Xaatib ibnu Abi Baltaata, mu divulgué loo xam ne ñu yedd ko ci ay ayat wàcc ci moom ci awailu suuratul Mumtaxina. maa ngi bëgg a wax ne xew-xew yi mu ngi xew ci shawal bi. yonent bi nag naka lañ départ Ramadan rek moo lay won ne weeru koor lu ne ci la xew. ñu woor une semaine, bi ñuy am fukki fan la wax saxaaba yi ñu quitté. nga xool jullit yi surtout ñi sant Njaay, ku ci woor weer wa yëpp doo def dara. waaye xaswatu Badr bii ñu ñëpp xam mu ngi amee ci weeru koor ci 17e jour bi, mais gis nga itam yonent bi mu ngi quitté pour dem fatxu Makka keroog ci tabarakallahu 10e jouru Ramadan ci atum juróom-ñetteel at moomu lañu oor juróom-ñaari at. yàlla dogal yonent bi yónni ay ndaw ci mboolem riverains yi nekk ci Madina. waa Muzaynatu ci lañ ñëw ak des centaines de personnes. Banu Sulaymin ñëw ak junni nit. Banu Murra comme niñ ko waxee woon ak Uyaynatu ibnu Hisr al-Ghatafan ñëw, mais moom bi mu ñëwee mook Abbas ibnu Murdas ñoo àndamee jotuñu indi ñoom mbooloo mu bari. metti na leen sax ginnaaw bi, ndax dañ bëggoon bu yonent bi séddaale leen, ndax ñoom gis nga seen lislaam moom luñ ci amee la. loolu nag mu ngi am ba tey. am na ñoo xam ne seen lislaam ak seen liggéeyal lislaam seen poche lañ ciy liggéeyal. loolu dafa yàgg. Uyaynatu ibnu Hisr kenn la ci ñoom, moom diine ji ak alxuraan ji yëpp yoonam nekku ci, na yonent bi gañe xeex rek ñu jox ko moom partem. alhamdulillah ñu génne fukkeelu fan woor nag, dañoo woor. bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nag ci la yonent bi ne mieux vaut ñu dog naan ndox devant tout le monde
ñëppit mu digal nit ñi itam ñu naan ndox ndax koor farata la mais jihad fi sabilillah itam farata la te dañoo nekk ci beneen cause boo xam ne peut-être moo gën a rentable sax bii parce que xayru ñaar la rek al xayru lazim ak xayru mutaaddi bien bi nga xam ne nii c'est intransitif ak bien bi nga xam ne c'est transitif l'islam day tànn bi nga xam ne c'est transitif parce que baax googu ñëpp koy jariñu mu ngi mel ni jàngale yi ñuy jàngale jàng ko ba xam ko farata la waaye jàng ko ba xam ko di ko jàngale moo gën a doon farata fuuf ndax bu boobaa ñëpp ciy jariñ nga xam ne kon yiwu jàngale kenn xamul nu mu toll donte yiwu jàng tabaarakallahu foor na mu wax ñëpp ñu dog ndax koor jaamu yàlla la guy yem ci nit ki rek waaye guerre ci l'islam moo tax tey l'islam bi ñu jot ci après 15 siècles mu ànd ak saxaaba yi ñu dem mais li leen njëkk yéem dañoo dem ba ci yoon wi au lieu que ñu jubal Makka mais yoonu Hawazin lañ jël mooy côté est sud bi est sud bi fa lañ jaare au lieu que ñu ngi waroon dem sud bi direct dem Makka mais dañoo dem est sud bi mel ni ku jëm feneen te foofu Hawazin la gën a jekku ak Taif waa Hawazin nag yëg biñ ko yëgee ñoom di préparé wu foog ne yonent bi dafay fayu ndax baasul rajia déggoon nañ leen te demoon na ba Asfaan itam pour doon fayul ñooñu ñoom ñu préparé wu armé wu jusqu'aux dents di xaar yonent bi mu ñëwee ba war a dugg ci xàllawu mag wi pour dugg ci ñoom effectivement ci la kuuc nag jaare ci côté ouest bi ouest sud bi ñu xam ne kon Makka la jëm mais ci yoon bi muy génne tuuti Madina dafa dajeek benn famille groupe buy ñëw ñuy jege si ba mu mën a xàmmee nit ak moroomam mu gis ne baayam Abbas la Makka ba mu daj Abbas dafa amoon ci waajur Abbas boobu ñu yonteeg yonent bi akolaat ko ne ko yaa am foo jëm mu ne ko foo jëm mu ne ko dama doon gàddaay si gàddaay si mu ne ko waaw parce que ñoom am na lu njëkk Abu Sufyaan ñëw na te nee na xam na ne jëlewu fa dara te Abbas xam na ne tôt ou tard yonent bi dina ñëw dal ci waa Makkatal Mukarrama Abbas nag par anticipation buub soxnaam te bul xeeb Abbas moo doon représentant wu yonent bi foofu ci Makka ba lépp lu fa xew rek tabaarakallahu mooy yónnee ndaw mais xam na ne yonent bi mu ngi ñëw mu buub soxnaam ak ay doomam muy Fadl ibnu Abbas ak Qusam ibnu Abbas ak Ubaydullah ibnu Abbas ak Abdullah ci boppam ibnu Abbas bi nga xam ne mooy xibrul umma boobu à peine 10 ans lay am Abdullah yi xoola ibnu Abbas li mu nettali ci l'islam li muy bari bi daanaka bi mission yonent bi jeex moom 10 ans la am 10 ans te moom Abu Hurayra liñ jàngale keneen jàngale ko ak Abdullah ibn Mas'ud yonent bi neew ko c'est trop tard neew ko lii neew ko dana ko waaw aksil mu wax nag xadis bu siiw dafa ne axirul muhajirin Abbas ibn Abdul Muttalib kii mujj gàddaay ci sama xeet wii mooy Abbas ibn Abdul Muttalib waaw parce que gàddaay jeex na nag ba muy metti gàddaayoo ba yëf yi ubbeeku ngay soog a ñëw laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qaatal loolu xam nga mënul yem ki nga xam ne nii bi yëf yi metti ci la ci nekk ci cause bi di ko défendre ba yëpp ubbeeku nga ñëw toog doon arriviste naan xamoon nañ ne fii lay mujj déedéet doo leen yem moo tax yonent bi ne dès maintenant hijra mënatu la am jeex na Abbas moomu nag ci la ko yonent bi recevoir ne ko nag waxal sa njaboot ñu rejoindre Madina ci lañ yabal Lubaabatul Kubra muy Umul Fadl nga xam ne bokk na ci njëkk gëm yonent bi ak ay doomam yu ndaw ñu boole leen ak ku leen yóbbu Madinatu Munawwara ñu installé leen ginnaaw gi yonent bi daggal na leen kër Abbas dëkk fa moo tax Abbas li mu dëkk ak yonent bi ci ay at presque bariwul ndax bul fàtte ne ñu ngi ci juróom-ñetteelu at mi ñu ngi ci
30 yonent bi kañ la faatu 632 kon 2 ans moo ko dese ci àdduna kon dundam jeex na axa kay xam nga lu tax lii xew tey moo lay wan ne dundam jeex na idaa jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan ay jeex na nag fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfir Abbas kon 2 ans ferme la dëkk ak yonent bi gannaaw lii Abbas nag ànd ak mbooloo mi continuer dem ci fatxu Makka bi biig la jóge Makka waaye mu ngi fay delluwaat en tant que muhaajir yi njabootam nag dellu muy xale ji fa tabaarakallahu yonent bi di dox ndànk ba àgg ci fu ñuy wax Marra Zahraan mu am benn spectacle bu fa xew ndax dañ jekki-jekki ñaari góor ñu rafet lay sat ñoo xam ne xeex nañ ko xeetu xeex bu ne xeetu toroxal bu ne jëm nañ ko toroxal way wu ne way nañ ko pour dénigrer ko te li ci gën a metti ñoo bokki baay muy ku ñu wax Abu Sufyaan ibnu Xaaris bii seen ñaari baay muy Abdullahi ak Xaaris ñoo bokk Abdul Muttalib kooku du doomu baayam Xaaris baayu Abu Sufyaan bii mooy magu yonent yàlla Muhammad mooy magu baayam kon waa ji war na mën a doon mag ci yonent bi sa mag nag yaa war a défendre mag moo war a défendre rakkam mais moom xeetu wax ci bon ju ne wax na ko way ko ba arab yi mokkal ko dama ciy bañ a way jaar ci yenn yi waaye ba tey mu ngi ci téere yi ñu ne yonent bi ñoom dañoo nekk ci xayma bi pour bëggoon nga recevoir leen ak keneen kuy koo xam ne doomu bàjjanam la kii doomu baayam la kii ci des doomu bàjjanam la kan Abdullahi ibnu Abi Rabiata boo fàttali ko ba waa Màkka defee délégation di wax seeni doléance yonent bi daan kan toxalal montagne yi toxalal kii indil ñu ay jardin ndem yonent nga wala yàlla na ñëw ak malaaka yi am na ku jug taxaw tiim ka ne yow doo dara naan allahumma in kaana hada huwa alxaq fa amtir alayna min as-samaa xijaara aw itina bi adabin alim boo dee yàlla tawali xal walu ko waxu ko woon xam nga romb nañ ko ci gannaaw doomu bàjjanam moo ko waxoon doomu bàjjan nag da daan yab doomi dijaayam Abdullah ibnu Abi Rabiata ibnu Mughira moo def loolu mais li yéeme ba mu koy wax loolu dafa am leneen lu ci ajouté wu waat dégg nga ne yonent bi am na soxna suñuy wax Ummu Salamata nag ak kii ma la wax ñoo ko benn baay zaadu rak bi moo leen jur muy Abi Umayyata ibnu Mughira ba pare muy doomu bàyyi ci Abi Jahlin mi nga xam ne def na ci moom influence comme Maxzumi lañ te Maxzumi toujours ñoom dañoo def face waxuma sax Hashimi waxuma Amawi mais dañoo def face ci abnaaw Abdu Manaf yi yëpp wujj lañ leen def Abu Sufyaan Abu Lahab loolu soxoon mu mel ni mu mel ñu ne yonent bi nag sa ñaari cousin yooyu ñoo lay set dañoo bëgg a tuub nee nañ mu ne bëgguma leen a gis ndax ku fàttaliku démb rek mer sallallahu alayhi wa sallam bëgguma leen a gis bu ñu fi dugg Abdullah ibnu Abi Umayya tey yeewu dem ci sëram muy Ummu Salama Hind bint Abi Umayya nekk mais doo wax ak waa ji mu ne ko waa ji kenn mënu la wax ak moom waaye lenn rek laa leen di digal dem leen ci Ali ibnu Abi Talib jege na ko ngeen waxtaan ceeg moom te li ngeen bokk ak moom ngeen bokk ak Ali waaye bu leen recevoirul boo leen dee dem safara ñu dem ci Ali ibnu Abi Talib wax ko mu ne leen leneen naa leen ko wax da ngeen di dem ci moom rek doxe ko gannaaw nekk laa tasriba alaykumul yawm noonu tallahi laqad asaraka allahu alayna la mbokki yuusufa waxoon yuusufa nekk neexul ba neexul waaye yàlla favoriser nañ la ci ñun loolu boo leen ko waxee rek du bëgg yuusuf gën ko yuusuf bi kay bokkam waxee loolu dana bu leen wax loolu ne t'en fais pas yaxfirullahu lana wa lakum yàlla baal naa leen du bëgg yuusuf gën ko wax leen loolu piège la ndax yeneen bi moo gën lu yàlla bind comme yuusuf nag noonu la baale woon ay doomi baayam kon moom itam doomi baayam yii ak doomi bàjjanam yi bu ñëwee wax ka la même wax jële du bëgg yuusuf gën ko am beneen riwaay bu ne déedéet Abu Sufyaan ci boppam ibnu Xaaris moo ñëw ba ci yonent bi nekk boo ñu nanguwul recevoir xale bii maa ko jur
ñee nañu Abbas la ko tudde woon xale bu rafet ndeysaan te niroog ñoom mu nekk xale bii boo ma recevoirul damay jël sama doom bii ànd ak moom dem ci manding bi di dox ba xiif ak mar rey xale bi yonent ci bi nag point faible am ku ne xam na ne mooy yërmande yàlla mu ngi ko yónni ci yërmande mu ne xale bu amul bàkkaar ñu bëgg a dox ak moom ci désert ba mu dee loolu du amee ci jëmmam ci sababu ci la leen recevoir nag ñu jooyoondoo mënuñu koo xool sax axa kay ku fàttaliku démb di sa yaram dina daw ñoom ñu ñëw tiim ko ne ko dëgg laqad asaraka allahu alayna ñoo xamul woon wala ñu xam doon doflu axa kay dañ doon doflu seen maam Abdul Muttalib laata muy dee waxu leen junj yu ne ne leen neexul ba neexul waaye li ma Sayfu ibnu Zi Yazan wax sama doom mbaa sama sët dina ci am koo xam ne ñëpp dinañ ko dégg daan nañ dégg loolu ñoo ko mag ci ay at dégg nañ ko gis nañu ba tàyyi seen maam Abdul Muttalib bu masaana toog yonent bi ñëw ay baayam yu ndaw di ko téye danaan da'uhu bàyyi leen ko fa inna ibni hadha sayyidun azim sama sët bii sama doom ji sanga bu mag la daan nañ ko dégg ñoom ñu nga fa toog kay daan nañ ko dégg ndax Abdu Manaf muy góor gi Abi Talib bi muy défendre yonent bi daf leen ci forcé woon ñoom ñëpp ñu défendre ko ndax xam na ne kii mooy yonent yàlla Muhammad daf ko gëmul rek xamuñu loolu kon liñ def yëpp ñoo ko tey influence u Abu Jahlin bu leen toppee ba tax ñuy def yëfi dof bu ñu agsee ba fii dinañ rus ñuy ruccam ci ku nag ndax teraanga joo xam ne yàlla dafa ñëw ba ci sa famille indi ko fa te adduna bi yëpp bëggoon ko nga njëkk nga opposé yow ñàkkoo chance yow teraanga kay bu ko yàlla defee sa famille même boo ci terluwul sax bokk ci famille bi rek tey këru diine ku ci bokk rusoo wax fenn ne man doomu diw laa mbaa sëtu diw waaye yow ñu jox la teraanga ji toll ni xaatimu nabiyin wa imaamu mursalin nga opposé ko di rëy lame moo tax keroog dañu rus yonent bi yedda leen ñu tuub jooy yonent bi boole leen ci jullit bi mais téere yi waxuñu ne ñii ci muhajirina yi lañ bokk ndax aaxirul muhajirina Abbas la yonent bi campé demaat nag ba Marr Zahran comme ni nga ko rombee nga xam ne daanaka quelques kilomètres la ak Makka mu ne nag arme bi yëpp nañu campé foofu ñu campé nag fa la ñu yendu fanaan fa tabarakallahu bi guddi gi jotee ci stratégie yonent bi ci kuréel diggante muhajirina ak ansaar waa Madina kenn desul waa Makka kenn desul mboolem butunul arab yi dëkk ak Madina te gëm kenn desul téere yi nee nañu yonent bi mosta formé armée bu baree noonu ci ay nit ndax dem na ci jamono jooju ba am 10 000 combattants bu laajte nag la fa nekk ci ay xadam ak ñuy nekk ci liggéey yi yeeg domestique yeeg yu mel noonu waaye 10 000 personnes daal pare nañu pour guerre loolu nag yëm na téere yi daaw jéeg du lañu defoon sulxul Xudaybiya ñu ne ko doo fi dugga daaw jéeg rek la 2 ans lay toll ci dil qaada d'ailleurs matagu ko sax ndax des na weer ak dara ndax shawal dil qaada moo ciy teguwaat kon moins de 23 mois koo xam ne 1400 personnes la àndaloon ñu dàq ka mu dellu 23 mois après mu indi 10 000 personnes kon bu ko yàlla ne inna fatahnaa laka fathan mubiinan wax na dëgg téere yi nee nañu li tuub ci diggante 23 mois yooyu bi lislaam tàmbalee ba foofu noonu tuubul kon ndekete ndigal rek am solo yàlla bu nekk inna fatahnaa laka fathan bu ubbil naa la yëpp ubbeeku na mooy de moom mu woote daawa boo xam ne nii tabaarakallahu am na presque 20 ans 1400 personnes officiellement mbaa 2000 personnes yegguñu fa moins de 23 mois mu drainer fi ci mbooloo lu ma 10 000 personnes ak 2000 yi ci nar a rejoindre bientôt kon bu yàlla ne fathan mubiinan defe naa neex naa gëm léegi ba fii may wax ak yow nag 10 000 personnes fu ñu daje woon rek mbedd moomu fees ba tey ba bésu tey la rawatina jamono jooju nga xam ne àdduna bariwul woon nit comme nii kon 10 000 personnes presque ku ko génnoon ci jaziratul arab la fay deseti du bari
10 000 personnes yooyu nag biñ ñëwee ba ci Marru Zahraan mu leen campé leen mais moom comme stratégie de guerre yàllaa ko xamal ci deret ji lay daw mu ne ci stratégie nañu digal armée bi yëpp ak régiment yëpp kenn ku ne mu taal safara pour jaaru xam nga 10 000 personnes kenn ku ne bu taalee safara di ko contrôler sa bopp ndax bu dee da nga taal fii kenn du ko contrôler waaye kenn ku ne boo taalee sa safara bopp contrôler ko dina la servir ñaar mooy di nga ci jaaru mu safara ku ko taal guddi jaaru lañ ci jublu mais itam dina joxe benn vue ci Quraysh ndax ñu toog ci montagne sëpp dëkk nee naa la Makka ci boppam descente la kon sûrement safara yooyu day wër dëkk bi wëri ko nag tous les côtés ba guddi gi Abu Sufyaan moo jékki-jékki gis safara di tàkk fu ne te xam ne safara bi taalul boppam mu oolu Budayl ibnul Warqa ne ko nañ dem ma xooli ji lii dal la ci guddi gi nag muy dox di dox ba génne Makkatal Mukarrama di xool fu mu gis rek gis safara suy jër-jëri ñoom xam nañ ne armée def lii mu ne maa raaytul qawma aksar kal yow man de mosumaa gis armement wala armée bu rëy bu baree nit comme nii Budayl ibnul Warqa mi demoon ci yonent bi boole ji alxuzaa'i moom xam na ne yonent bi joxoon na ko rendez-vous ne dina ñëw kañ lay ñëw xamu ko moom itam mu génnoon doon xool ndax moom la am déet bi mu gisee safara bi ak ni mbooloo mi baree moom xam na ne effectivement yonent bi ngi ñëw mais bëggul divulguer loolu Abu Sufyaan mi jiite ñii mu ne man daal pour tuur ka lëndëm dama jàpp ne waa Xuzaa ñoo mer waa Xuzaa ñi ngeen doon xeexal démb ñoo mer ba bëgg xëy si Makka moo tax ñu indi armée bi Abu Sufyaan ree nekk yow daal yaa kon rek inna Xuzaa azallu wa aqallu adadan min hada xam nga ne waa Xuzaa tollu ñu yow village bu dul dara yow yaa ngi may sa bopp bës de xam nga ne waa Xuzaa ñoo gën a torox wala di gën a doyadi par rapport ak tabaarakallahu armée bi ma ne armée bii musuma gis lu toll nii ndax tous les côtés fees nañ ko ñoonu nag ñu taxawee di wax ñii ñal la Abbas ibnu Abdul Muttalib il est prudent kañ la jóge Màkk bërki démb rek ñëw tuub si mais li mu gis ci mbooloo mu ànd ak yonent bi moom mosu koo gis personnellement te am na ñeewante ndax nit ko ne nag day ñeewante dëkkam Abbas ne moo tax Abbas lu rëy la def bu dul woon loolu kenn du ko wax yonent bi dëkk yu mu dëkk jaar yëpp xare fa ba gañe xare bi nu muy def waa dëkk ba ay jaam la ñuy nekk def leen ay otage jël seen alal Abbas ne nag boobu humiliation xajul ci dëkk bu ñuy wax Makka nga xam ne moom la arab yëpp naw pour bañ humiliation boobu nag pour mu koy ubbi anwatan il fallait que moom Abbas mu génne daw informé waa Makka ñu ut une délégation bu teel a ñëw ci yonent bi signé acte de paix bu ñu mënee tuub moo gën yonent bi di leen def ay jàmm ay bu leen defee ay jàmm moom xam nga du doon moom mais armée la àndal te bu fasee ànd ak armée bañ ubbi ko moom amatul droit naan jàppaleen kii ak bàyyi leen kii ndax pour alalu mbooloo lay mujj doon bañ loolu xëy na yonent bi itam du bañ loolu ci la jël Baxla yonent bi Baxla mooy doomu fas ak mbaam dinañuy am doom nga xam ne doom jooju mooy ëpp tuuti mbaam mais du toll ni fas loolu moo tudd Baxla yonent bi da cee amoon olof di ko wax berkel la yonent bi da ci am bu weex bu ñëpp xàmmee nag moom la Abbas jël pour bañ ku ko téye mu ngi mel ni tey rek ku jëloon auto administratif xam kenn du la arrêté moom la jël nag moom Abbas ci guddi gi ne day doxantu fekk loolu la ci jublu di doxantu ba génn ci campement bi ku ko gis ne hada amu rasulullahi fii baxlati rasulillah ñi doon ronde yëpp ku xool ne kii de bàyyi yonent bi la moo war baxlaam bàyyi leen ko mu jàll ñi doon ronde yëpp ku mu romba bàyyi leen ko mu jàll Abbas di doxantu ndànk ba tiim nag montagne yi Makka dégg ñaar ñuy waxtaan ndekete Abu Sufyaan la ak Budayl ibnul Warqa moo tax yàlla lu muy def yàlla mën na defar lool yàlla mi génn Abu Sufyaan biir néegam génn Budayl ibnul Warqa te ñaar ñii ñoo jur xare bi de ñaar ñii déggantewu ñu woon waaye ci biti rek lañ daje
looy def fii looy def fii minuit jot na looy def fii mu ne man lii laay xool lan la ñu nekk noonu nag di waxtaan Xuzaa ak du Xuzaa Abbas xàmmee seen baat ne ko Aba Hanzala boobu dafa lëndëm gisuñu dara kooku du Aba Hanzala foo ko déggee Abu Sufyaan lañu wax bàyyi dafa tawloo Hanzala Abu Sufyaan xàmmee ka ne ko Abal Fadl mu ne ko naam kooka la Abul Fadl Abbas mu ne ko waaw mu ne ko alhamdulillah yow yàllaa leen di kaay mu ne ko safara sii may gis te ba ma juddoo ba tey musumaa gis lu toll nii xam naa ñayu Abraha sax tolluwul noonu lii lan la mu ne ko Muhammadun fi nnaas yonent yàlla Muhammad moo ñëw pour dal ci seen kaw ànd ak ay nitam mu ne ko foogoon naa ko lépp ñoo ko def ñun waa Quraysh ñun ñi jàppale waa Bani Bakar ba ñu dal ci Banu Xuzaa bu dee lu Warqa xool géej moom xam naa mu ngi naan ci xel mi gisagu leen dara sax Abu Sufyaan nag ne Abbas ibnu Abdul Muttalib mais góor gi léegi luy pexe mu ne ko lenn naa rek xamal waa ji li mu àndal ci mbooloo xel xalaatul sax ne da ngeen di défendre seen bopp te ak si na pare mu ngi ne yéen a ngi koy séen mu ngi ci buntu dëkk xam nga lu ma bëgg comme yàlla génn na la àndal ak man léegi ci teel nga dem ci yonent bi ci turu Makka nga signé ak moom te jébbalul parce que amoo doole joxe ak moom mu ne ko non loolu il n'en est pas question parce que dañ naan maan defe yaa nga mu ne ko kon suba ngay dee parce que mbooloo mii ma gis ak kartan gii lu leen di delloo amul te yow yaay numéro 1 bi da ngay dee comme baatu dee nag góor gi ñemewu ko Abu Sufyaan mu ne ko ba loolu rek mu ne ko boo demul tuubi dama ne da ngay dee mu ne ko léegi luy fexe mu ne ko fii nga toog sax nii boo newoon rek da ngay rencontré yonent bi bala ngaa yegg dee ne yow da ngay dee mu ne ko léegi luy ciy pexe mu ne ko man kenn du ma laal ndax maa ngi amee AD auto administratif léegi duggal ci baxla bi maanaam kaay ma supporté la ci baxla bi te nga muur sa kanam ma ànd ak yow direct ba ci yonent bi bu la gisee rek dana la teral waaye bés bu la gaa yi jotee te yeggagoo ci moom doo ko nette ndax li nga def ci ay futif bari na yow Abu Sufyaan mu ne ko ba loolu rek mu ne ko baax na boo delloo sa kër doo fanaan suba ragalam tax mu war ci baxla boobu nee nañ Budayl ibnul Warqa itam topp ci gannaaw ñu dox ndànk fu mu romba ci ñiy ronde di armée bi di garde dañ naan baxlatu rasulillah ma ami rasulillah xamuñu sax ki mu supporté kan la waaye dañ naan Abbas la bàyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ak baxlam kon may leen ko mu jàll loolu nag lay wax ñu naan may leen ko mu jàll ba mu dese benn bi mu agsee ndeke Omar ibnul Xataab moo fay rond Omar ibnul Xataab moo ñëw gis ko kooka la Abbas mu ne waaw mu ne koo supporté mu ne tël yem ci moom xàmmee naka ñoo bokk dëkk bi ndax ronde bi jëkk yi xamuñu kuy Abu Sufyaan waaye Omar mii ba mu juddoo ba tey mu gis kii mu ne ko moom Omar moo yuuxu ci kaw naan haada aduwullah Abu Sufyaan alhamdulillahi alladi amkanani bika min duni aqdin wala ahdin yuuxu ci mbooloo mi ne noonu yàlla bi gën a mag di Abu Sufyaan mu ngi nii maa ngi sant yàlla mi ma jàppandal Abu Sufyaan fekk dara tënkuñu ndax trêve yi ñu signé woon yëpp xotti ngeen kay nar a jël jaasi ji dóor ko Abbas ne ko déedéet doo ko dóor xaaral bañ dem ci yonent bi mu atte ji atteem mu ne ko déedéet xaaral ñu dem ci yonent bi mu ne ko Abbas waroo ko faral bàyyil ma jekkali ko mu ne ko déedéet doo ko jekkali nañ dem ci yonent bi léegi nag mu doon benn dóor daxe Abbas gën a gaawal baxla bi maanaam pour tabaarakallahu yegg ci yonent bi nekk garanti naa ko bu ko xasee wax kenn waratu koo rey tabaarakallahu Omar ibnul Xataab kartan la bari te borom doole la moom it di daw téere yi ñu ngi laaj mook baxla bi ku gën a gaaw ñuy daw pour dégmal xayma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy daw ci guddi gi fa dëggit ba àgg ci xayma yonent bi ñu exécondoo ci bi Abbas di dugg baxla bi rek ci indi Abu Sufyaan la Omar di teer si naan yaa rasulallah hada Abu Sufyaan aduwullah Abu Sufyaan lañ lay indil noonu yàlla bi nga xam ne xew yëpp moo ko def moo ko cautionné
bàyyil ma rey ko. naka lay daaneel yonent bi laata muy tontu Abbas nekk yaa rasulallahi ana ajartuhu man maa ko défendre tin ma ci yonent bi nekk entre le marteau et l'enclume Omar taxawaayam waaye Abbas itam baayam la mu ne ko laqad ajarna man ajarta yaa am musal nañu képp koo défendre wala koo ñaan njëkk yow suñu baay Abbas ne Abu Sufyaan wàccil baax la mu wàcc mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko demal ci yonent bi Omar ibnul Xattaab nag mer ba tollu fii nekk ne waaye dafa am lu nit ñi xamul Abu Sufyaan ak Abbas wala ak yonent bi lan lañ bokk benn baay ñoo bokki maam kii nag Bani Adi ibnu Kaab la bokk mooy Omar ibnul Xattaab Abbas ne ko kii ngay reylu billaahi bu doon sa mbokk ni mu doonee suñu mbokk maag Muhammad doo bëgg ñu rey ko arab nee naa la seen deret dafa foor ci mbokk mu ne ko kii ngay reylu muy Abu Sufyaan ak li mu représenté ci Makka ma ne boo leen bokkoon benn baay comme niñ ko bokkee doo ko reylu waaye yow Banu Kaab ibnu Adi nga bokk moo tax Omar nag ci la gestu Abbas ne ko góor gi mën a ko waxal ndànk nag man waxew ma foofu wallahi la islaamuka yawma aslamta xayrun minni min islaami Xattaab law aslama mu ne ko góor gi defal ndànk man waxew ma ci wàllu famille maa ngi lay waatal ne bis ba ma déggee ne tuub nga keroog la ma gën a neex bu Xattaab bi ma jur bu tuuboon bu dundoon ba fekkee lislaam ba tuub yow sa tuub moo ma gën a neex ngir xam gu ma xam ne moo gën a neex yonte yàlla Muhammad ndax rakku baayam kon nag bu ay affaire Bani Adi ibnu Kaab bi nag ak Bani Abdu Shamsi moom yooyu taxuma fay ñëw Abbas nag ne Abu Sufyaan wàccil nga dem tuubi Abu Sufyaan ñëw janoog yonent bi njatta los bi maa ngi bëgg nga xool rek finalité Abu Sufyaan li mu def yëpp depuis xazwatu Sawiq Abu Sufyaan mii bul fàtte moo jur xazwatu Badr ndax moom moo doon rawale ak njëggam ba tax mu yónni Amr ak Damdam ibnu Amr al-Xifaari mu ñëw xotti boppam naan alxawus du dëgg mu fekk xaalis bari Abu Sufyaan nii bul fàtte moom moo waatoon ne dina fayul yonent bi ba dem yóbbu xazwatu Sawiq yóbbu 200 personnes mujjee yëf yi diis ba mu bàyyi fa tabaarakallahu seen sunguf yeeg seen kii ba ñu tëree ko xazwatu Sawiq Abu Sufyaan nii bul fàtte dama ne moom moo jiitaloon xazwatu Uhud ñëw tabaarakallahu jiital soxnaam ak njabootam ba ñoom ñoo reylu Hamza ñoo reylu ba pare mu taxaw fa bakku fa ba naan ulu hubal Omar ibnul Xattaab mii di ko tontu naan kaan allahu a'la wa ajal mu naan lana uzza wala uzza lakum mu ne ko allahu mawlana wala mawla lakum Abu Sufyaan nii keroog dama lay wax Xandaq moom moo dajale coalisé yëpp ñëw ak ñoom Madina Munawwara pour jekkali leen Abu Sufyaan nii moo def badrunil aaxar Abu Sufyaan nii moo def xazwatu Sawiq bi nga xam ne nii mooy tabaarakallah Abu Sufyaan nii moo ko opposé woon keroog ci sulxul Xudaybiya ne ko doo fi dugg Abu Sufyaan nii umratul qadaa moo ko ne 3 jours yi mat na génneel dëkk bi Abu Sufyaan nii moo demaat ci Hiraql doon bëgg a yàq deram ba ñu tiiñal ko fa kon lépp Abu Sufyaan la kon ñaari yonent bi daal ñaari abu ñoo ko sololoon muy Abu Jahlin mu nga yem Badar ak Abu Sufyaan nii mais Abu Sufyaan nii mbokkam la doomu baayam la seen ñaari maam bokk ndey ak baay mooy Abdul Shamsi ak Hashim laa wax moo jur Abdul Muttalib mu jur Abdullah bi jur yonent yàlla Muhammad Abdul Shamsi moo jur Umayyatu mi jur Harb bi ko jur moom sax la waaw kon Abu Sufyaan bii def yii yëpp mu ngi nii nag ci kanamu yonent yàlla Muhammad mi mu defoon yooyu yëpp pour maate ko Hamza ne ko tuubal yonent bi ne ko yaa Aba Sufyaan léegi ala ana laka an tashhada an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la
xanaa Abu Sufyaan jot na nag tey nga mën a seede ne laa ilaha illa allahu mu ree xool yonent bi ne law kaana lana ilahun gayruhu la yugnina loolu koy jaratu la wax bu fi beneen yàlla amoon doole bu am kartan bu man dara kon dinañu défendre kon loolu koy kenn dépassé nañ ko léegi kay laa ilaha illa allah kenn waxatu ko wax na dëgg parce que li ñu xeex ci cause yàlla yëpp xërëm yi ba tey jàppalewu ñu leen wax dëgg yàlla ñooñu buñ doonoon dara danañ ko man mu ne ko kooku moom il n'en est pas question weesu nañ foofu man kay ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu abbas ne ko yonent bi ne ko ama ana laka an tashhad bi anni rasulullah xanaa nag jotul tey nga mën a seede ak pouvoir bi ma yàlla jox yëpp tey ci sa kaw ak pexe yi nga lal xanaa jotul tey nga seede ne anni muhammad rasulullah ne man maay ndawal yàlla bi mu ne nag amma haada fa fi nafsi minhu shay bu dee bii nag moom deuxième point bi vraiment daal sama yaram nangu ko waaw sama yaram nangu ko ndax nit bëggul mbokkam gën ko nit naka jàmbur gën dana ko nangu waaye mbokkam bi mu bokkal deret waru koo gën ñoo bokki bàyyi waru ko gën mu ne amma hada fa fi nafsi minhu shay boobu nag ne yow yaay yonent yàlla bi bàyyi ñu fi boobu daal nangu ma ko abbas këdd ka nag dóor ko doxe ko gannaaw ne ko boo tuubul dañ lay rey boo tuubul dañ lay rey il est entre le marteau et l'enclume mu xam ne bu fi tuubul Omar mii taxaw bot ci jaaseem du ñibbi mu ne kon nag idan kon nag malheureusement wa ashhadu annaka rasulullah moo tax nit bul àtte ngëmam Abu Sufyaan bi muy tuub avec malgré la tuube kon nag la wax kon nag wa ashhadu waaye comme xës na ko wax amatuñ droit rey wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba pare di xool bët yi nag di xool maanaam xoolu réccu naan lii man daal daluma ci tey Abbas nag ci la ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ij'al li abi Sufyan shay'an fa innahu rajulun yuhibbu al-fakhr dama bëgg nga may dara Abu Sufyan ndax ku bëgg a prestige la ak daraja mu ne ko dellul màkk nga nuyul ma leen nee leen maa ngi ñëw ma nag pour xeex ak ñoom ku xeex nag dinaa xeex ak ñoom waaye ñëw ma pour xeex ak ñoom buñ d'accordé képp koo xam ne dugg na sa kër yow Abu Sufyan ku dugg sa kër rek mucc na xam nga Abu Sufyan comme moo doon numéro 1 démb rek bu bëggee tuub noonu yem ak ñëpp xam nga day dis ci moom léegi ñu jël këram def ko benn këru rawukaay ba nga xam ne échappatoire la ku fa dugg rek rëcc na mu ne yonent ci mais sama kër xam nga ne waa Makka yëpp xajuñu fa mu ne ko képp ku dem Makka maanaam ca Kaaba ga toog fa kenn du la rey mu ne ko mais bu ñëpp mënul dem foofu nag mu ne ko troisième bi mooy ku dugg sa néeg tëju ku dugg sa néeg tëju kenn du la fa fekk di la ubbi di la rey xam naa ñiy coloniser dëkk war nañoo dégg lool xam nga Abu Sufyaan en réalité amul benn daraja ci loolu ndax gannaaw ku ko fekk këram mucc waaye ku toog sa kër sa mucc ñoo yem mu xam ne nag bu jëkkee loolu doo amal ci daraja mu dem Màkka jëkke bu jëkk bi ne leen ku dugg sama kër mucc nga ngir bëgg a daraja ji dellu si ci moom ñu nekk foofu nag ba mu tuub fa coow li nag jeex après nag mu ne Abbas delloo ko fa mu jógee Abu Sufyaan dem ab diir yonent bi woowaat nag Abbas ne ko xam naa nit tuub na waaye xol bi du nangu waaye dama bëgg nga wan ka li yàlla def ndax ci guddi lañ ne gisul armée bi nuñ toll te bu demee nii ci guddi ga Màkka mën nañuy def ay pexe pour bëgg ko def loo muqaawama mooy face à face waaye boo demee ba ci buntu dëkk bi am na fa benn mbarastiku goo xam ne ni benn pax mu ndaw mu nga fa foofu ngay teg Abu Sufyaan bàyyi nag dinaa digal armée bi ñu déplacé wu bu ñu déplacé wu du romb foofu muy xool maanaam place bu xat la boo xam ne nii maanaam fas yu bari mënuñu fa jaarandoo kon par tuuti rek ka fay jaar mu ne ko bu subaa ci suba gi bala ñoo départ téye ko ba waxtu woowu nga won ko li fay jaar xam nga armée boo xam ne 8 heures la bopp bi romb midi la genn nga romb di nga xam ne ñii duñu ay gone noonu la Abbas def bi muy delluwaat ci mashaarifi Makka fekk na fajara ngi jot mu commencé leer
yonent bi digle ñu julli Abu Sufyaan a ngi xool nit ñi julli ba pare mu ne leen déplacé wu leen par régiment la nag régiment bu njëkk bi romb Abbas mu ngi ko téye Abu Sufyaan di xool muy xool ñoo xam ne dañoo solu armé wu jusqu'aux dents bopp bi ñi njëkk a romb ba genn gi kenn xamul temps bi mu jël nu mu toll xam nga 1000 personnes buñ naree romb fu xat danañ yàgg mu ne Abbas man haula mi jàmbaar yi ñan lañu mu ne ko ñii ñooy waa Muzaynatu ñu ngi noonu Abu Sufyaan ne maali wali Muzayna man lu ma joteeg waa Muzayna ba ñu war a ñëw màkk fii man lu ma joteeg waa Muzayna ba ñu war a ñëw màkk fii ak seen arme yu luur yi mu ne ko gisagoo dara xaaral tuuti ñooñu jeex ba mu foog ne jeex na ñu jékki-jékki beneen régiment ñëwaat fees xur wi del di romb ñoom itam gën a armé wu ñi fi romboon mu ne Abbas ñii ñan la ñu ne ko ñii ñooy banu Sulaym mu ne maali wali bani Sulaym man lu ma joteeg waa banu Sulaym man mosuma faa dem keroog banu Sulaym junni nit lañ banu Sulaymin ida ma faaxaru nasaban tafaaxaru bi rasulillahi zil karam keroog fil fatxi alfan fa yaa bushra liwaa'ihim keroog ci fatxu Makka junni nit lañ ñu romb bi ñu jeexalee beneen régiment ñëw mu ne ko ñii ñan la mu ne ko ñii ñooy waa Xatafaan ñu romb ba jeex mu ne ko ñii ñan la mu ne ko ñii ñooy waa Daws di leen lim ji butunul arab yi kenn par kenn ba Abu Sufyaan découragé ne ko waa ñii ñëpp nii mu ne ko non mbooloo mi ñëwaguñu mu ne ko di nga ne lan mu ne ko di leen mbooloo mu ñëwaguñu nee na ñu toog diir mu jékki-jékki gis bopp mbooloo moo xam ne ñu ngi sol ay dira ay duru ay gilet en fer ak ay casque en fer xàmmeew ci nit ndax ni ñu armé woo amee ay guntum ak i jaasi arme lourd la ñu amee di romb mu ne jàmbaar yaa ngi nii ñuy romb di romb waxtu yu gudd te bari mbooloo mu kenn xamul nu mu toll mu nekk xanaa ñii ñooy kilifa yi mu nekk effectivement haza muhammadu rasulullah fi nnaas yonent bi mooy romb nii ak muhajiruna ak ansar mu ne haza la qibala lana min ahadin ñii kenn mënu la def ak ñoom faas ci àdduna Abu Sufyaan wax loolu mu ree nekk kon nag comme xamal nga ko sa bopp ne kii kenn mënu leen defal faas yéen waa Quraysh yu tuuti yi war ngeen xam ne doo leen moromu ñii mu ne kii yu man kay bu ma demee damay oote paix rek oote jàmm ñu mën a nekk ci jàmm ci la Abu Sufyaan nag ànd ak Abbas barasiku dugg a Makka bi mu duggee Makka dafa dem ca pénc ma ne ayyuhannaas ba ñëpp daw ca pénc ma ne Abu Sufyaan a ngi woote te mooy numéro 1 bi ñoom ñëpp ñu daw ci saaxatul masjid fekk fa mu ne dafa am lu ma leen di yëgal armée bii ngeen di gis yonent yàlla Muhammad la ak waa këram ñooy ñëw pour ubbi si Makka mooy pour coloniser officiellement Makka leneen nag laa leen di yëgal xeex yi ñu romboon ak moom attaquement bu ne def nañ ko waaye na ngeen xam ne ya ñu defoon ak bii du benn kii adduna bi la indi ma bëgg daal mu leer seen kanam ne xeexuñu xeexaalewuñu ku mën a tuubal ku mënta tuub téel sa bopp mais ku fi xeex dañ lay rey dañ lay rey loolu laa leen doon wax daaneelul kàddoom soxnaam tëb xam nga soxnaam mooy opposante bu njëkk ne ayyuhan naas yéen mbooloo mi tappet bii bu mu leen tiital gis ngeen kii tappet la jaay aw nitam la dëkk a def Abu Sufyaan du nitu dara nangam wax yuuxu ne jël leen seen armement ngeen xeex góor day xeex wax nit ñi ne wooy Abu Sufyaan jëlaat ne mbooloo mi yéen laay waxal ndaw si bu mu leen tax a rakkaaju kii nii la mel yéen xam ngeen ko waaye du dara dama ne man maa gis laa wax man maa gis sañu la wax nag ne tuub na ndax bu waxee dinañ ko saaga yu métti mu ne dama ne maa demoon ci waa ji maa waxtaan ak moom ma ne li ma gis ci mbooloo laa wax boo leen xeex ak moom Makka du amati dañ leen di écraser ba pare ñoom ñu dëkk fi def leen istislaam ngeen nangoo jébbalu ku tuubul itam jébbalul te teg sa armement te nga toog
waa ji yàlla faral na ko de loolu laa leen di yëgal ñu ne ko léegi ku bëgg a mucc nu muy def mu ne man daxala daara abi sufyaan fa huwa amin boppam la njëkki ku bëgg a mucc nag ñëwal sama kër nit ñi xoolante mu ne waa ji jox na ma garanteem ne ku dugg sama kër kenn du la laal mais mbooloo mi taxaw ci jumaa ji rek 1/10 bi xajuñu këram am nag ñu yuuxu naka qaatalaka allah hal yasauna daarak waaw yow daal yàlla nga dee rek yow mbooloo mi dañoo xaj sa kër muy soog a wax ne man daxala fi baytihi fa huwa amin wa man daxala masjid al haram fa huwa amin ñu ne ko idan la yasauna muy soog a wax ne ku dugg sa biir néeg toog fa tëju mucc nga ku ñëw ci jumaa ji toog fii mucc nga ñu ne ko loolu kay yaatu na ñi amul fit dem kër Abu Sufyaan toog fa tabaarakallahu ñi nga xam ne jàkke ji doy na leen ñu toog fa ñi nga xam ne mën nañ toog seeni néeg ñu toog fa mais Safwan ibnu Umayya ak Ikrimatu ibnu Abi Jahlin Ikrima lu mu xam mooy buñ ko jàppee mu dee de waxuma dara sax mais bàyyam li mu def ci lislaam ci lu bon kooku wax dëgg yàlla bu fekkee nit kuy fayu la surtout Abu Sufyaan sax du des Abu Jahlin sax du des ci suuf moo tax Ikrima ne man ak dee damay xeex ba dee xam naa dee la bëggoon te bëggul rey boppam itam Safwaan itam ibnu Umayya ibnu Xalaf mi nga xam ne baayam dañ koo rey Badar metti na ko ba tey mu ne man damay xeex ñooñu ñoo formé benn régiment bu ndaw dem ci buntu dëkk ba ne dañuy xeex jullit yi duñ fi duggee waaye jiwu leen nag yonent bi nag ci la woolu ñeenti saxaaba kenn ku ne mu boole ko régiment nekk ñeenti xib lay dëkk bi kenn ku ne na fa duggee mais bu kenn xeex oolu gaynde gii di Xaalid ibnu Walid Abu Suleymaan nekk àndal ak waa Banu Sulaym nga téye seen raaya duggee tabaarakallaahu Makka ci côté sud bi ana Ali ibnu Abi Talib mu ne ko maa ngi nii mu ne ko àndal ak régiment dugg ana Zubayr ibnul Awaam nga xam ne gaynde la duggal ana Amir ibnul Jarrah duggal ñeente ñi kenn ku ne mbooloo nga jiite waaye bul juum ñëpp Makka lañ dëkk waaw parce que bu ëndee doxandéem mën naa ñëw yàq dëkk bi ñu jël nag liwaawul ansaar jox ko tabaarakallahu Bara ibnul Ma'rur nga xam ne moo doon kilifa lansaar di ko am afwan Saad ibnu Muaz Bara ibnul Ma'rur afwan moom moo doon wax ne al yawma yawmul malhama billahi tey lay tàng dinañu écraser à jamais Quraysh tey loolu nag bi mu koy wax Abu Sufyaan day romb dégg ko mu ne yàlla du seetaan loolu tiitaange tax moom Abu Sufyaan mu daw ci yonent bi ne ko dégg nga li ma dégg mu ne ko waa Lansaar nee nañu ndax ay règlement de compte la waa Lansaar defuñu leen da lu ne kay ñu ne ñoom tey la ñuy def seen fayu seen vengeance bi ko Abu Sufyaan déggee ñëw wax ko yonent bi ne ko laa kalla ana Bishr ñu ne Bishr mu ngi nii yonent bi jël drapeau bi ci kooku wax ju rëy jooju xam nga ku yor drapeau boo ko xañee afwan Saad ibnu Ubaada la ñu jël nag ndax Bishr faatu na fële ca Xaybar afwan Bishr faatu woon na ca Xaybar moo lekkoon yàpp ba te Zeynabu bintul Xaarisa posone woon moo yonent bi mucc moom mu dee ca dama ne Saad ibnu Ubaada moom moo waxoon loolu ñu jël doomam bu ñu Qays jox ko drapeau bi ndax itam daraja boo ko jëlee ci nit jox ko doomam du mer waaye boo ko jëlee ci nit jox ko keneen day frustré wu xam nga ne bari na kuy campagnal doomam waaw dafa fekk xam na ne lu mu ñàkk te doomam am na ko waaw noonu la yonent bi def bi mu déggee ne waa ji am na intention wu fayu dafa jël drapeau bi ci moom jox ko nag doomam looloo ko gifloo ndax ku bëggoo xeex ab xeex te ñay war a xeex armée bi àndaguñu defe naa xeex ba du neex sallallahu alayhi wa sallam ñii nag dugg Ali ibnu Abi Talib dugg fekk na quelques personnes yu koy teree dugg
mu écrasé leen dem amee drapeau l'islam di dugg di ñëw Zubayr ibn al-Awwam dajewul presque ak kenn lu dul quelques-uns mu écrasé leen dugg yonent bi nag dafa ne leen fii Makka la xurumu yàlla la bu leen fi xeex lu dul ko xeex ak yéen ku nar a xeex ak yéen tere leen dugg nag xeex leen ak moom nee na ñu tuur deret ci kaaba gi bésu keroog la dagan bésu keroog la dagan bi mu paree araam na ba yawmal qiyaamati waaye kaaba gi li muy bari bari doole xam nga ki fay dugg tey moo ko ëpp doole muy yonent yàlla Muhammad ki tax kaaba gi bari doole mooy dugg ci tey di jël ci dëkkam moo tax dañuy wax ne kuy nettali mbirum Taayif ak mettit gamu fa jële boo ci jógee nettalil fatxu Makka ndax lu kële meroon fële mën koo giife fii yonent bi rus ndax gor boo ko terelee rek mu rus Ali ibn Abi Talib dugg Amir ibn al-Jarrah dugg Amir Abi Ubayda dugg Zubayr ibn Awwam dugg ànd ak mbooloo gis nga mbooloo mii ànd ak yonent bi am na ñu xamul fuy Makka ndax dañ ko daan dégg rek am na ci ñoo xam ne musuñu fi ñëw dañ ko daan dégg rek am na ñoo xam ne biñ tuubee ba tey dégg na Muhammad Makka la dëkk mais xamuñu fuy Makka tey nag ñoom ñëpp am nañ occasion dugg mën a jug fukki junni nit dëkk buñ ne saraax te ñëpp armé wu neexatu ñoo def fas léegi nag Abi Jahli Ikrimatu ibnu Abi Jahlin ak Safwan ibnu Umayyata ñoom ñoo ànd ak benn régiment jël armement yu bari di xeex nag ñoom fa ñu doon xeexee fa la Xaalid ibnu Walid war a dugge du sedd de ñu xeex ak ñoom ñu forcé may leen ñu jàll digaluñu ñu xeex la Xaalid wax ñu ne ko dañ ñun ñoo bëgg a xeex ñun ñoo bëgg a xeex ndax ñun lii Abu Sufyaan def ñun duñ ko def kooku tàppet la te ñun ay jàmbaar la di xeex ñu di leen écraser ñuy xeex ñu di leen écraser ñuy xeex ñu di leen écraser ba ñaari lieutenant yi xam ne presque ñoom ñaare ci des ñu ne ba xër ñett daw ñoom daw muy Ikrimatu ak Safwan ibnu Umayyata daw yu rëy ak Maxzumi bi dem ba kër Ummu Haani nga xam ne mooy sëru Ali ibnu Abi Talib dafa carax dugg tëj bunte bi naan kaan tëj ñu nag bu kenn xam ne ñu ngi fii xam nga ni ñuy xeexatuñu de Xaalid ibnu Walid ñëw bi mu ñëwee ne yonent bi malheureusement am na ñu tuur seen deret mais dañ doon défendre suñu bopp ñoom ñu bañ na dañuy xeex mu ne ko waroo woon rey mu ne ko reyuma woon ñoom ñooñu naroon a rey mu ne ko nag kon dagan ñu dugg ñee biñ duggee ci sud bi ak nord bi 4 points cardinaux yëpp yonent yàlla Muhammad nag bésu keroog géléemam gu weex googu la war xaswa kaalawoo kaala gu ñuul keroog kaala gu ñuul la kaalawoo d'ailleurs après sax banu dawla abbasiya ca lañ jële ñoom kaala gu ñuul moo doon seen shi'ar ne yonent bi keroog ba muy ubbi ji Makka kaala gu ñuul la amee kon ñoom kaala gu ñuul mooy seen porte de bonheur di kaalawoo kaala gu ñuul yonent bi nag bi mu duggee Makka nee naa la Makka descente la bi ka xale bi téyelee laabu tabaarakallaahu géléem gi mu dem ba tiim Makka di descente dafa ruus xoola fi mu jaar yëpp xoola opposition bi ñu ko opposé yëpp xoola guerre gi ñu guerre ak moom yëpp tey fii la woon fii lii la doon xaar bi naaqa bi di descente moom téere yi nee nañ yonent bi dafa ruus ba góor sëgg ci boosu tabaarakallaahu gëléem gi sëgg ci ba nee nañ sikkimam di laal boosu gëléem gi ndax rus yàlla subhaanahu wa taala moom bu ma saana rus day sëgg ba daanaka sikkim bi di laal suuf rus rek yàlla lan laa mérité teranga ji dëkk buñ la dàq barki démb boo ñaay juróom-ñetti at ci gannaaw pour wër la rey la léegi waxuma ne yow dellu si nga ci dëkk bi victorieusement mais yaa yilif léegi dëkk bi benn kàddu moo am ci dëkk bi muy kàddoom moom sallallahu alayhi wa sallam mu góor nag ruus ak kaalam gu noir googu ba ñu ngi naan ndax kaala gi dina daanu wala déet keroog nag saxaaba yi nee nañ dégg nañ ko muy jàng suuratul fatxi baat boo xam ne kenn mësu koo dégg li ñuy tëdde tajwid tey foofu la jógee muy jàng suuratul fatxi di ko def tërtiil
ba dañu wax ne voix boobu xanaa daawuda sax amu ko daawuda amu ko inna fatahna laka fathan mubina di jàng saar bi di descente di jàng saar bi di descente xam nga loolu ci baatin lu muy firi mooy yàlla yaa ma waxoon lii ci texte ma gëmoon ko réalisation baa ngi nii xam nga wax day fin waaw wax ji la nga yàlla la ne yàlla wax ji fin na ndax mu ngi nii yaa ne ma woon inna fatahna laka fathan mubinan fathul mubin bi mu ngi nii di jàng loolu nag di ko baamu di descente di jàng loolu di ko baamu di descente ba agsi ci kaaba gi jullit yi naan allahu akbar allahu akbar allahu akbar hazama al ahzaba wahda wa nasara abda ñu ngi tudd màggug yàlla moom mi dàq coalisé woon ci neen yépp mu duma leen dimbali jaamam wa sadaqa wa'da ba pare mu confirmer li mu digee woon te mooy la tadxulunna al masjid al haram insha allah amin muhalliqina ruusakum muqassir yenente bi mu agsee dafay yeesal njàppam julli ñaari rak ñii dugg sud ak nord ak est ak ouest dajee ndoo ci saaxatul masjid xanaa image boobu rek ku ko am di nga gis lu rafet ñii jóge gauche ñii jóge droite ñii jóge penku ñii jóge sowu dajee ndoo bi ñu dajee ndoo ñëpp rejoindre yonent yàlla Muhammad ci digg kaaba gi mu kaalawoo kaala gu ñuul julli ñaari rakka shukran lillah ca la taxaw wax nag ñëpp tiim ko waa Makka am problème ñëpp a ngi ci seen néeg waaye ku ci am fenêtre yaa ngi yëndu kiñ doon bañ a gis di ko bañ a dégg moom la ñuy yëndu tey en direct ñenn ñi ñu ngi kër Abu Sufyaan mënuñoo noyyi sax bu baax jàmbaar ya doon xeex dugg nañ kër Ummu Haani di nëbbutu Ummu Haani boobu bi ko Ali ibnu Abi Talib yëgee dafa dem songo ko ne ko ñi nekk sa kër dinañ génn ma rey leen mu ne ko duma ko nangu ñii samay goro lañu ndax Banu Maxsum ca la doon sëy moom nag moo tëj néeg bi moom Ummu Haani tëj ko ba mu tëju fa tabaarakallaahu mu génn ne wëriñ dem ci yonent bi mu ñëwee ci kaaba gi fekk fa Fatima Zahra ne ko ana sa waajur mu ne ko mu ngi nii dafay yeesal njàppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla daf ko binde woon mu doon ko modeste ba fii may wax ak yow dañ ne ko fooy dal du ci dëkk bi la juddoo yaroo amoon fi kër ak ay lépp mu ne hal taraka lana aqilan min daar fan ngay dal xanaa sa kër maam ngay dellu muy fa nga jóge woon mu ne ko aqil miñ fi bàyyi woon de bàyyi lu ñu fi mètre jaay na lépp moo tax mbokk ak nit alal jaay alal ji yàgg na aqil bi nga xam ne Abi Talib moo ko jur ñu bokk a bàyyi seen këru maam gi de këru Abdul Muttalib nga xam fa la yonent bi dëkkoon ak Aliou nag jaboot gi ba yonent bi demee bàyyi fa partem Abi Talib faatu bàyyi fa wàllam ñoom Aliou dem ak Jaafar xam nga ñoo bokk alal mbooloo la góor gi aqil dafa jaay lépp ndax moom yéex naa tuub mook Aliou ñoo bokk ndey ak baay yéex naa tuub nag keroog ci maslamatul fatxi ci la bokk mu ne ndax rus naa di dem ci sama kër maam di fa revendiquer benn kër te xam ne sama cousin jaay na ko ba pare nañ ma sampal xayma ak a gore yow dëkk boo xam ne yaa ko yilif tey nga ne nañ ko sampal xayma boobu nag lañ ko sampal amul sax toilette bu mu sangoo bi mu génnee nag ci xayma bi la oolu Fatima ne ko na nga tàllal benn sër boobu la tàllal di ko suturaal ci la doon sangoo bi Ummu Haani di ñëw dana ko an sa papa mu ne ko moom laay suturaal nii mu sangu damay laaj ban kilifa mooy def loolu sa doom bu jigéen tàllal benn sër rek nga ne ci gannaaw sër bi di sangu xam nga kii du nit yonent la sallallahu alayhi wa sallam jëf na jëf yoo xam nañ ne ku dul yonent du ko def yow yilif dëkk toilette boo sangoo sax amoo ko ba sa doom bu jigéen nga naan kan tàllalal ma sër bii ma sangu ci bi Ummu Haani ñëwee nee na maa ngi fekk Fatima di ko sutural mu sangu bi mu paree mu solu ñëw nuyunteeg man ne ma Ummu Haani lan la Ummu Haani nag bul fàtte xamoo ko mook Ali na bokk ndey ak baay Ummu Haani xamoo ko moom la yonent bi reere woon këram doon noppalu Jibril ñëw fa nekk sa borom moo lay invité al isra wal mi'raj
Ummu Hani moom bi yonent bi dellusee moom la ñëw këram julli fajar këram ne ko dama bëgg a dem màkkatal dama bëgg a dem ci saaxatul masjid pour wax leen ne yàlla moo ma invité woon. Ummu Hani ne ko dama lay ñaan man gëm naa li nga wax waaye ñii dañ lay weddi yonent bi di bif grand bu bam di dem ngir wax ko Ummu Hani boobu moo nettali Isra bi kon Ummu Hani doomu ndeyam la ndax Fatimatu bintu Asdin moo ko jur di gor soosu nga xam ne moo yar yonent bi Abi Talib ko jur nga xam ne moo yar yonent bi kon doomu baay la ci moom doomu ndey la ci moom mu ne ko nag ñi daw lu la fi andi mu ne ko dafa am ñu daw dugg sama kër sama doomu ndey jii di Ali ibn Abi Talib dee ne dinaa leen génne mu rey leen ma ne woon nag comme yaa ko yilif ma naa ñëw ci yow wax ko yeneen ci bi ree nekk qad ajarna man ajarti yaa Ummu Hani képp koo défendre rek man yonent bi wéyal naa loolu ndax démbaa taxoon dellul ana Ali bàyyil ñooñu Ummu Hani doy na ci défendre ku mën a doon xam nga ne kii bu ko toroxaloon ndaw sa fa lay dee bu ne ko woon ko la ko sant yow yaay kan kooku fa lay jaare rek daanu dee benn yoon ngir gore gu yonent bi gore waa Makkatal Mukarram ne xiim dafa mel ni sondeel bu doon tàkk bañ fay leen Hindu ibnu Uqbata nag toog ak Abu Sufyaan naan kaan ñàkk jom yow doo góor yow ndeke doo dara di ko xas ba yàgg Abu Sufyaan ne ko Hind mu ne ko kaay yëndu liy xew yaa ngi wax boobu ba tey ma noppi rek waaye kaay yëndu waa ji ab yonent la yonent yàlla Muhammad bi mu yeesalee njàpp ba pare julli ñaari rakka asufra dafa julli rakaatul fatxi muy samaniya rakaatin dafa julli ñaari rakka sëlmal julliwaat yeneen ñaari rakka sëlmal julli yeneen ñaari rakka sëlmal julli yeneen ñaari rakka sëlmal muy juróom ñetti rakka yoo xam ne ñeenti sëlmal lay am loolu lañ defe sunna ba képp ku am fatxu képp ku dem fi barab ubbi ko ci yàlla tax war nga fa julli juróom ñetti rakka tabaarakallaahu ngir sante ko yàlla moom laa jullee fii loolu lañ tuddee rakaatul fatxi képp kuy xeexal yàlla ba gañe xeex ba mbaa ngay conquérir dëkk ba dugg fa te yàlla tax war nga fa julli juróom ñetti rakk ngir sant ko yàlla Abu Ubaydata Amir ibnul Jarrah keroog ba mu ubbee fële di Xiira muy Iraq Faris rakaatul fatxi la fa julli te loolu dana ñëw ci kanam bi mu jullee nag ba sëlmal woolu jullit yëpp ñu ñëw dañ mu jël nag yatam boobu urjun dox ak moom kaaba gi nee naa la 360 xërëm ñu nga fa kenn ku ne nee na yàlla la wala loolu lañ ko wax boole kër goo gis itam ay xërëm a nga fa tegu yonent bi moo jël nag urjun moomu day ñëw jàng benn aaya qul jaa alxaq wa zahaqa albaatilu inna albaatila kaana zahuqa nekk ko firig te xërëm bi day fekk mu doon bronze ñu ruyal ko defe ci lu mel ni jëmm nga xam ne am na fa yoo xam ne am na fa ay siècle ci taxawaay xërëm yooyu bu ci yonent bi dóor benn ab yar lan la man ci bronze dafay seey mel ni yow sondeel boo séndal ci safara mu daanu jullit yi ne allahu akbar mu jubluwaat ci beneen ne qul jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa ne ko firi boobu itam mel ni sondeel bu ñu ruyal daanu noonu la koy def ba kaaba ga la fa nekkoon yépp loolu bu fekkoon lu ñuy dindale rek main d'œuvre war naa mat 3 mois yoo xam ne dañ koy kébbati pour mu dañ yonent bi ci quelques minutes la ko dindi mystérieusement ba mu des nag alhubal bi nekk ci kaw kaaba gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox yar boobu Ali jàng ci li muy jàng ne ko firig ñu tumbóob ko mu dóor ko loolu daanu yonent bi ne nañ ma tijjil kaaba gi ñu oolu Usmaan ibnu Abi Talhata wala Usmaan ibnu Talhata bu mu ci mën a doon mu ñëw ubbi ko ñu dugg ci biir kaaba gi moo quelques hommes yonent bi dañ foogoon ne famem lay dugal waaye moom moo dugg Ali ñu foog ne famille bi ak hiérarchie ñooy dugg mu ne ana Bilal ñoo xam ne du nit yonent la ab Bilal mooy kan mu ne ana Bilal ñëwal ana Suhaybu ñëwal
ana nu mu tudd Usaama ñëwal te ñii ñëpp ay jaam lañu woon mu dugal leen julli fa ñaari ràkk ci biir kaaba gi barab ba mu jullee woon ba tey nii def nañ fa benn karo buy wane ne fii la yonent bi taxawoon ci digg kaaba gi julli fa ñaari ràkk mais bi mu ñëwee daf fa fekkaat yeneeni xërëm mu daaneel leen ba pare fekk fa ay photo yu ko metti mooy ne këse bu ndax dafa gis seen maam Ibrahima ñu defal ko fa benn nataal boo xam ne yastaqsimu bil azlam dafa mel ni ko doon bantale ci ay xërëm mu ne leen kazabu wallahi an jaalu cheikhana yastaqsimu bil azlam wa ma yuminu bil azlami qat ñii ñoo mën a kàcc parce que ñu ngi def suñu góor gi muy bantale ci ay xërëm te mësta xam xërëm te mësta gëm xërëm xanifan wa ma kaana min al mushrikin après mu digle ñu effacé photo yooyu yëpp tabaarakallaahu defoon nañ fa ay photo yu malaaka ñu effacé ko mu setal barab boobu xam naa ci baatin kaaba gi mu ngi doon onk ndax bëgg kaaba gi yiñ ko sëfoon ci ay tilim ay salte daan fa tuur deret daan fa rey ay gëléem ak i xar xam nga ne loolu doo xam lu muy nuru ay xamba lay gën a nuru kaaba gi tabaarakallaahu ci la noyyi nag ñu bale ko ba mu set la fa nekkoon ci ay deret ak nangam yëpp ñu fomp ko keroog la kaaba gi set ba bésu tey ñu enlevé lépp lu fa nekkoon ci ay xërëm kaaba gi noyyi léegi nag yonent bi génne ne Bilaal nag yéegal ci kaw kaaba gi nga tiim ko nodd Bilaal jug ne allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ba mu jeex sallallahu alayhi wa sallam écho boobu nag yeewaa makkatal mukarrama ndax liñ doon bañ a dégg tey nag en direct lañ koy suivre Abu Sufyaan mu ngi taxaw ak ku ñëw Attab ibnu Usayd ak Usmaan ibnu Xuwayris toog noonu di waxtaan Attab ibnu Usayd ne billahi maa ngi sant yàlla bi Usayd sama baay fekkewul lii ndax bu ko fekkee woon crise cardiaque rek lay am dee benn waxul dara mais jaam bi tiim kaaba gi gën a tedd ci li ñu am moom doon jaam bu ñuul kuk tiim ko rek déjà fa la humiliation yematu ci mu taxaw ne day wax baat yi ay waay sama baay yàlla teral na ko bi mu fekkewul lii keneen ki ne man itam sama baay yàlla teral na ko bi mu fekkewul lii Abu Sufyaan xool leen ne leen man moom du ma wax dara ndax lu ma fi wax xam naa ne xeer yi ñoo koy nettali waaj xam nga lu tax mu wax loolu Abu Sufyaan bi yonent bi duggee di julli juróom-ñetti ràkka yooyu mu séen ko dafa am lu mu xalaat dane waa man maa ñàkk fayda est-ce que mënu woon waa ji nga xam ne armée bu rëy bi léegi dispersé wu nañ kii est-ce que mënuma ko bett benn yoon rey ka rek jël kilifteefu maanaam kilifteefu Makka noonu muy xalaate loolu dafa jekki-jekki am lu ko doxe gannaaw dóor dënn bi naka idan yuxzika Allah boo ko naroon yàlla dina la toroxal du mën a nekk mu gestu yem ci muy yonent yàlla Muhammad mu ne ko ci lan noonu mooy ko noonu li ngay xalaat lay tontu xam nga kii xalaat naan teemoo ut quelque armement rey waa ji benn yoon ndax nii ñu ko jëlee xam nga yonent bi ku yéeme la yàlla dafa dogal da nga koy gis nii mu nekk nii taxaw nii moom rek di julli nga bëgg a dem uti ji bomb pour tirer ko du mën a nekk parce que li ko wër nga gisul dafa am ay invisible ñu ko sécuriser te yow yëgoo ko loolu boo ko yéenee boo watul mën nañ la immobiliser fi nga toog doo mën a jugati moom li koy garder dadul ay nit leneen la moo tax bi mu ne ak a neexoon ma uti ji ay jaasi rek yemale waa ji fii benn yoon doon Makka dafa jekki-jekki loolu ci xelam la ko wax am lu ko doxe gannaaw dóor ko mu gestu muy yonent bi ndeke yonent bi bàyyi na julli ci waxin ba doxe ko gannaaw te moom gisu ko woon dóor ko nekk li ngay xalaat mantane mu gestu muy moom mu ne ko Abu Sufyaan nee na ci lay soog a xam ne kii yonent la ndax ca xayma bëgg mu ko woon donte waxoon na mais bi mu ko dóoree naka izan yuxzika Allah la naka ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka rasulullah ci lay soog a am nag l'islam bu wér ci lay xam ne lii doonatul mbiru doomu baay doonatul mbiru pourtant kii yàgg na mel nii mais dañ ko dégluwul woon
ndax ki nga xam ne da nga ko war a déglu pour mën a xam message am nga ne bu leen ko déglu kañ ngay xamee message am looloo tax keroog bi mu nekk yuxzikallah mu taxawaat ak nag xale boobu Attab ibnu Usayd ak Ousmane ñu naan aka neexoon mu ne leen man de du ma wax foofu ñu taxaw nag ñoom ñett lañ jekki-jekki yonent bi ñëw nuyu leen ne Attab ibnu Usayd yow yaa wax ne Usayd yàlla teral na ko bi mu fekkewul lii yow Ousmane yow yaa wax ne Xuwayris mi la jur itam yàlla teral na ko bi mu fekkewul lii yow Abu Sufyaan nag yaa wax ne loo ci wax xeer yi dañ koy nettali ñoom ñu tiitandoo ñoom ñett ñooñu ne ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullah Abu Sufyaan moom jëloon na wàll ñoom xale yooyu ci lañ tuub Attab ibnu Usayd topp ko après dina am responsabilité bu rëy te boobu 20 ans rek la am ne jàmbaar la woon yonent bi nag daaneel xërëm yi lii la bëggoon ñaata at lii la bëggoon lii la yàlla bëggoon tey nag yàlla amal na ko ci mbaaxam nga gis ne yàlla victoire bi mu ko jox nii pourtant mënoon na ko ci début ba est-ce que mënu ko woon biñ koy fexeel waaye bu boobaa mérite bi du ñëw faw mu bàyyi ko mu sonn wër penku wër sow wër fu nekk dugg ci lu ne yàlla soog koo teral mu dajale nag jullit yi ñu julli mais julli yañ fa am nañ fa juróom-ñetti fan yoo xam ne bés bu jot dañuy julli xasran dañuy wàññ tisbaar ñaari rakk tàkkusaan ñaari rakk tabaarakallaa timis dañ koy matal geewe ñaari rakk suba itam dañ koy matal ndax ñaari rakk ci lañ xamee ne amul yéene toog fa ndax waa Madina dañ gis yonent bi nekk këram mbokkam yëpp ñëw naan kaan xàmmee nga ma maay sa doomu bàjjen diw kii nekk maay sa doomu tànt diw kii maay sa lii ba yàgg ñoom waa Lansaar di waxtaan ne waa ji dellu si na ci ay bokkam xanaa dafay mujjee defar lu kër rek toog nag léegi te bu boobaa ñun ndeysaan duñ amati lan dara luñ def loolu yonent bi dégg ko ree leen loolu kat anticipé woon na ko ca aqabatu al uxra inni hadmukum hadimi usaalimu man saalamakum wa uxaatilu man qaatalakum keroog ba abul haysum ibnu tayhaan al ansaar yi waxee yonent bi ne ko bu ñu àndeek yow jàppale la ba nga am triomphe gagné ndax doo ñibbi sewaat Makka bàyyi ñoo larab yi ñu war a dal suñu kaw mu ree ne leen man xaw ma di wax di ci génnaat xaw ma itam tabaarakallah fecci kóllëre dalal leen seen xel bu soobee yàlla sama dund mooy seen dund sama dee mooy seen dee te même bu ma deewee ci yéen lan may denc loolu nag génn ci ba tey ñi fekkewul loolu nag ñooy xum-xumi mu ree noppi rek commencé wàññi julli kuy wàññi julli war nga xam ne fi muy wàññi julli fas yéenewu faa toog mu toog fa nag waa Makka nag ñoo ci des léegi jullit yëpp ñu ngi fi mais ñoom ñu ngi yendu ci fenêtre yi bu tisbaar jotee ñu ne assalaa ñu gis jullit yi kenn ku ne jàpp solu ba pare def ay sàppe waa Quraysh mësuñu gis lii def ay sàppe place u xërëm yi fa ñu taxawoon ñu naan allahu akbar di rukkoo di sujjóot mësuñu gis googu jaamu yàlla ba yàgg jigéen ñi naan waa lii rafet na de ay waay lii neex na de bu ñu jullee bàkk yàlla tàkkusaan bu jotee ñu defaat ko timis bu jotee ñu defaat ko gee bu jotee ñu defaat ko fajar bu jotee ñu defaat ko te ki leen di jiite moo dàq baatu alquran ci àdduna bi te li yéeme mooy alquran jii muy tari ci seen langue lañ ko wàccee xam nga arab yi ay langue lañ mu ngi mel ni olof da ngay dégg ñu naan kii olofu kajoor la bii olofu bawal la bii olofu jolof la alquran nag ci boppam luxatu quraysh lañ ko wàccee kon ñoom niñ mën a déggee aay yi du bokk waa yaman ak waa tamim ak Ghatafan ak Yasriba bokkul ñuy déglu nag alquraan yi fajar gi alquraan yi timis yi alquraan yi geewe yëf yi neex ñu naan pourtant dafa mel ni waa ji wax na dëgg ñooñu nag ñoo constitué wu dem ci Hind bintu Uqbata mi nga xam ne mooy première dame ne ko neexul ba neexul mais ñun jigéen ñi dañ bëggoon ñu constitué wu def benn délégation dem ci yonent bi tuubi mu ne leen man dama leen ko rusoon a wax ndax man waa ji vraiment teg naa ko yu métti yu ne ndax maa rey baayam xotti biiram génne res bi buusu ko mooy Hamzatu la bëgg a wax ibnu Abdul Muttalib
ay doomi baay lañu ñoo bokk benn baay ndax Shaybatu moom bi ko jur Uqbatu bi jur Hind bi Uqbatu góor gi surtout góor gi Umayyatoo ko jur Umayyatu Abdu Shams moo ko jur kon ay doomi baay lañ coow li tabaarakallahu jigéen ñi daje ñu ne manul ñàkk nag nañu dem tuubi Hind moo njëkk ñëw ndeysaan ñëw ci xërëmam bi mu tegoon ci saalam nekk ku ñàkk fayda soxla bu ma masa am ñaan naa la ko fajoo ko nga ne ëngaaral ne yëngaaral ba yonent bi dugg fii boo mënoon dara ma xam ne yàlla nga dóor ko kulpañ mu daanu moom Hind ne Abu Sufyaan baal ma ax man ndekete li nga doon wax dëgg la ñii duñu dara ñun ñoo leen fi teg ñii ñoo ëpp sax moo tax yàlla ku mu jubal rek nga jub moom Hind fekk néegam la fa nekkoon yëpp tabaarakallah ci borom daraja la woon ci ay xërëm mu daaneel yi nekkoon ci saal bi daaneel yi nekkoon ci néegam ak passion beeg yëpp ba kër gi set mu wax ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah bàyyi ba timis nag passé mu ànd ak jigéenu Quraysh yëpp dem mais laata loolu yonent bi dafa wax Abu Sufyaan naka ool dignitaires yi Makka yëpp ndeysaan ñu ñëw bi ñu ñëwee janoog moom ñu ne mu ne leen ma tazunnuuna anni fa'ilun bikum yéen waa Makka yéen waa Quraysh xeex ngeen ma xeex gu nekk lan ngeen foog ne tey nag moom laa leen di def lan ngeen foog ne tey moom laa leen di def ñu ne kaa ma alimna minka illa xeyran musuñoo xam bi ñu juddoo ci suñu kanam ba tey lu dul lu baax ngay wax lu baax di ko nettali ndax axun karimun mbokk mu baax nga wabnu axin karimin doomu mbokk bu baax nga tey nag lañ koy doog reconnaître ñoo la bañoon rek waaye ku la gën a baax amul yeneen ci ne maa ngi sant yàlla moom mi ma yónni di julli ci sama bopp di wax yàlla ne ko wax nga dëgg ndax la nga ma diggoon yëpp ci triomphe jox nga ma ko yéen waa Makka maa ngi leen di yëgal ne fa antumu tulaqa baal naa leen yewwi naa leen ndax du gën du nangu Yuusuf gën ko yaxfirullahu lakum la wax fa antumu tulaqa dem leen baal naa leen ci dëkk boo xam ne da nga ko waroon coloniser ñii ñëpp say otage lañu waroon nekk voilà mu ne baal naa leen yéen ñëpp da ngeen xamul woon rek waaye boo leen xamoon li ngeen xam tey doo leen ma xeex xam nga ña cay gor ñëpp duñ mën a ñibbi ña cay gor ñëpp seen tànk damm te kenn ku ne fàttaliku nga li nga def ñoom ñëpp nag ña cay gor dellu sa def tamit tour ne xaw ma lu xew waaye lii nga def nit mënu koo def xam nga lu xew ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullah ñëpp di yuuxoondoo di sax xoolendoo kenn ku ne di tuub ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullah ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullah lu matul semaine 2000 personnes tuub nañ waaw maa ngi lay yëgal ne nekk na ci màkk 13 ans jiima asharata aman fi Quraysin sawa te maa ngi lay yëgal ne presque sañoo waat ne 300 personnes tuub nañ benn semaine 2000 personnes tuub nañ te du n'importe qui ay dignitaires lañ bi ñu tuubee nag ñoo commencé rejoindre julli gi di julli si am na ku ñu wax Fudaala day julli ci biir mbooloo mi tuub na sax waaye tuubu ñàkk a pexe ba yàgg ne waaj daal damay dendeek moom jël paak rek bocc ko jam ko loolu buur nga koy def kii yonent la Fudaala nee na bi ma waajee ba dendeek moom bi ñuy kàbbar may waaji julli ba dañoo sëlma rek yonent bi dóor sama gannaaw dóor sama dënn ne ma maalaka yaa Fadaala lu la dal mu ne ko dara mu ne ko déedéet li ngay xalaat lan la mu ne ko dara mu ne ko a'uuzu bi mu dóor ko ci dënn Fadaala ne ba ma dóoree ci dënn ne yàlla na nga ko musal ci pexem seytaane nee na bi mu teggiwaatee loxo bi maa ngi giñ ci yàlla ne yonent bi laata mu may dóor yàlla bindul woon ci àdduna ku ma gënoon a bañ ko moom mais bi mu teggee loxoom yàlla bindul ci àdduna ku ma gën a bëgg ko moom lii ab yonentaa koy def Fadaala nee na ma rus sànni paaka bi ne man dama doon alak sama bopp rek Fadaala moom moo mujjee di défendre yonent bi te dina ñëw ca fële ca Awtaas ak Taif Hawazin dana feeñ yàlla dogal
bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawoo lii nga xam ne kibaaru Quraysh yëpp tuub nañ. Hind nag ci la ñëw ànd ak jullit yi après timis jullit yi jigéen yi ñu muuru nag ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun waa Màkka ñoo ñëwoon pour tuub si yonent bi nag idaa jaaka al mu'minaati yubaayi'naka alaa an laa yushrikna billahi shay'an muy juróom benn charte yooyu yonent bi commencé di leen ko tegal. Omar ibnul Xataab moo ne ci wàll gi mu ne charte yi lii la ñu ngay jëlee weer di ñu lay jox charte noonu ngay jële tabaarakallahu l'islam bi ci ay charte doo leen bokkaale teg yàlla dara moom nag muy taaliq muy commenté bu yonent bi waxee benn charte mu ne ko bokkaale yàlla dara ci gannaaw la tokkat di wax bokkaale yàlla dara bu doon jariñ dara jariñ nañu ndax yàgg nañ ci xërëm yi ci gisuñ ci dara yonent bi ne wala yasriq na bu leen sàcc mu ne a tasriqu xurratu ndax gor dana sàcc mu ne wala yazni na bu leen njaaloo mu ne a tasnil xurra ndax gor dina njaaloo xam nga arab prostituée yi ñi ko daan nekk mooy jàmmi mais ñoom bu dul woon sax diine ñoom njaaloo dafa xawoon a rëy ci seen der par rapport ak gor dee moo leen ko gënaloon mu ne wala yaqtulna awlaadahunna bu leen jurati doom di leen rey moom mu wax ci gannaaw ne rabbaynaahum sigaaran wa qataltahum kibaaran doom yooyu kay duñ leen rey ndax biñ juddoo ñoo leen rey yar ba ñuy xale ba nekk mag nga rey leen yow ci xare yi yaa leen rabbaynaahum sigaaran wa anta qataltahum kibaaran yow biñ màggee yaa leen rey ndax baayam lañ rey ak rek baayam ak frère am yonent bi ree ne xanaa kii taalif foofu Hind la Omar ibnul Xataab ne ko moom la kay mu ngi nii mu ne ko al amaana ya rasulallah maa ngi jégalu dama ñëwoon pour tuub si looloo tax mu ne ko ndax d'accord ngeen ci charte yi mu ne ko d'accord nañu mu ne bismillah ñoom ñëpp wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah keroog ba ñuy def mubaayaa téewuñu loxo yonent bi dafa jël benn pan teg ci ñu sóob ci seen loxo moom it mu sóob ci loxoom tabaarakallahu moo tax ba tey ku ñuy may werd ci jigéen kenn du tee sa loxo ndax loolu lañ royee ci yonent bi wala ñu amee buum yonent bi téye buum gi ñoom ñu téye ci mu mel ni xeet la ci jàpp gi ñoom nag ci lañ tuub xoolal Hind bintu Uqba li mu def ci lislaam yi fii la mujj ne nag bi mu tuubee ba àggal nag yonent bi baal ñu bul fàttaliku démb ndax bu fàttalikoo xam fàttaliku yi xew yëpp dina dis bi Ummu Jamil ak Hind bi ñoo gënoon a sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ki wamraatu zaat hamalatul hatab deena mu nga safara kii nag dund na fi ba tuub tey mu ne ko baal ñu yow yonent bi mu ne ko yal na yàlla afallahu amma salaf yal na yàlla baal ñu ñun ñëpp ci la tuub rafetal tuubam Hind boobu nag ak Abu Sufyaan nee nañu xamaatuñu li des ci seen dund ku leen gën a rafet l'islam moo tax teel a atte nit baaxul Abu Sufyaan fi mu jaar yëpp ak Hind mii fi mu jaar yëpp xamaatuñu ku leen gën a rafet laa wax l'islam te dina feeñ ci kanam Hind na nag yonent bi benn laaj rek laa lay laaj inna Abu Sufyaan rajulun saxiixun xam naa yàpp na ko trop dama lay laaj benn laaj Abu Sufyaan jëmm la joo xam ne dafa nay torop te yaa wax ci charte yi ne waruñu sàcc may laaj nag bu ma joxul dépense ndax am naa droit bu ma xamee fi muy denc ma dem jël fa mu ne ko am nga droit waaye na nga jël lu lay doy yaag say doom rek bu dee dépense bi 5000 la jëlal 5000 te bul jël 15000 parce que boo ko defee rek mu doon sàcc mais xam nga moo la war a dundal say doom ca la jigéen ñi tuub góor ñi nag tuub ñenn ñi itam ne tuubuñu yonent bi nag joxe déclaration ne fukki nit a ngi nii fukki nit yooyu ku leen gis ak fu ñu mën a ne rey leen moo xam ñu ngi ci kaaba gi moo xam feneen ndax liñ yàq dafa bari yëg nga ne Ikrimatu ci la bokk ak Safwaan ibnu Umayyata ñoo doon xeex ak kan Abdullah ibnu Saad ibnu Abi Sarh Abdullah ibnu Saad ibnu Abi Sarh mook Ousmane ñoo bokk benn ween wu ñu nampe kooku moo tuuboon laa wax
di bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ko ci gannaaw ba keroog bi yàlla wàccee awaa'ilu suuratul hajj yàlla di wax nan lay binde nit non mu'minuun wa laqad xalaqnaa l-insaana min sulaatin min maa'in mahiin di wax summa xalaqnaa nutfatan alaqatan summa xalaqnaa nutfatan alaqatan mudghatan summa kasawna al-'idhaama lahman loolu noonu bi yàllay wax atuwaar yi muy jaar ci bind nit waa ji dafa jekki-jekki ne fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin moom dafa yéemu parce que mu ngi doog a dégg fu ñuy waxee nan la ñuy bind nit parce que boobu écho yi amul woon ba ñu mën a xam nit ki nan lay formé wu dañ daan gis ku biir rek ba ni muy accouché yàlla bi mu waxee nag ni mu binde nit Abdullah ibnu Saad ibnu Abi Sarh dafa wax ne fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin yonent bi ne ko d'ailleurs noonu la ko yàlla tëjee bindal fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin mu ne ko loolu mënul ne loolu maa ko wax mu ne ko pourtant noonu la ko aaya bi waxee yàllaa la inspiré rek mu ne ko déedéet lii ay caaxaan la waaw damay laaj yow ndax lii nii xaal bi war na laaj lii ay caaxaan la yow yaa ngi yéemu ci alquran yow fay génnaat naan ay caaxaan la léegi nag murtat ci l'islam dellu Makka naan waa ji dañ koy maanaam li koy inspiré moo may inspiré parce que indi na aaya boo xam bi mu ne fa tabaaraka man maa ko jëkk wax yëg boppam kooku yonent bi nee na ku ko gis na nga ko rey kooku nag dafa daw kër Ousmane ibnu Affan dafa daw ci moom kooku tëj ko mu nekk foofu ab diir ba mu yàgg mu indil ko yonent bi ne ko waa ji nee na moo ñëwoon pour tuub si waat te xam nga ku murtad dañ la war a rey yonent bi na pat mu ne ko kii laay waxal dafa ñëw pour tuub si yonent bi na pat mu ne ko dafa ñëw pour tuub si mu ne ko isan kon naam waa ji yeesalaat njubam dellu saxaaba yi ne ko lan moo tax mu wax boobu ba tey wuy woo ko mu ne yéen laa bëggoon ngeen jiituma ci moom rey ko ñu ne ko mais xëllaa aw maktalanaa lu tax mënooñu woon piis rek wala nga def ñu signe mu ne maa kaana li nabiyin an yaqtula bil ishaara ab yonent jaaduwul muy rey ci junj maanaam di war nit ku ñëw taxaw nga koy war loolu ab yonent dafa xaram ci moom kooku Abdullah ci la mujj tuub Abdullah ibnu Axtal moom itam dafa tuuboon tubbi yonent bi ne fu ñu ko gis nañ ko rey moom itam kazalika ak ñaari jaamam yoo xam ne fartana lañ leen di wax ak keneen fartana da daan way ay way di ci xas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julit yi kenn ki lañ rey ki ci des rëcc ba mu jegi yonent bi baal ko ak Ikrima dafa daw danañ indiwaat ay waxam léegi Ummu Hakim soxnaam moo ko dabu ji nag dabu ji ba jot ko ne ko yonent bi mu ngi lay wër nee na boo ñëwee tuub dana la baal mu ne ko non daf may rey mu ne ko déedéet boo nangoo ñëw tuub dina la baal ala kulli xaalin mbiram danañ ci ñëw ci kanam lii bi mu xewee ñu waxtaan jullit yi tuub tabaarakallaahu maslamatul fatxi tuub ñaari junni ci waa Makka tuub ànd ak fukki junni ya fa nekkoon mbooloo mi bari lool kaaba gi pour la première fois allahu akbar assalaamu aleykum allahu akbar assalaamu aleykum ak ñiy def qiyaamul layli loolu dañul nag ba bésu tey yonent bi bëgg lool ay mbokkam bëgg ñi nga xam ne dafa joxe woon ndigal pour ñu rey leen ñenn ñi rey nañ leen ñett rek la ñi ci des daw nañu tuub ci moom mu mujjee leen baal ci ngay xam ne moom du nit kese xolu tabaarakallahu ab yonent la am yàlla nag dëggal wax jooju mu ko waxoon ne que inna fatahnaa laka fathan mubiinan ñu tawaf fa umra bis bu jot ñuy wër kaaba gi naan labbayk allahumma labbayk depuis lors nag ci la makkatal mukarram doon lieu sainte doon lieu religieuse cité religieuse ila axiri dëhr loolu nag yàlla dëggal na ko waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu ñu nekk nag ci makka ak fatxu boobu ak teranga jooju ak ndam loolu dañoo jékki-jékki dégg ay écho ndekete yoo waa Hawazin yi mu jublu woon ñu préparé woon armé wu jusqu'aux dents yëg nañ ne yonent bi dugg na Makka te ku ñëw yilif Makka Taïf moo ciy des ñoom ñu ne duñ ko may lool dañuy préparé wu à tous les moments défendre suñu bopp bu ñëwee ñu écraser ko loolu nag ci la ñu jëm loolu moo tudd gazwatu Xunayni yàlla fayal ñu yonent yàlla Muhammad wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu